day nekk affaire yoo xam ne day am peut-être violence. am affaire yu génn quoi. ay kii rek ambiance waaw genre loolu boo koy déglu. en tant que jeune dina am benn énergie bu muy def ci sa nopp quoi. est-ce que xam nga fa laa bëgg a waxee nii. man xaw ma fenn fay waxee ay ñemewu ma dee. genre. ñu ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ni yéen suivre chaîne bi di xalaat ñu ngi leen di dalal di leen jégalu aussi ci yéexaay vidéo bi ñu defee annonce bi yàgg na mais il fallait faire des investigations dafay recherche yu profonde ba ëllëg lépp loo xam ne proposé na leen ko ngeen mën a dem sur internet dafay vérification wala dem ci yeneen sources yoo xam ne dina leen apporter ay précisions. vidéo bi nag dañ koy def en wolof parce que dañu jot ay suggestions yu bëri internet yu bëri jotu woon comprendre li nga xam ne moom la ñu wax en français moo tax bi yoon ñu ne dañ ko def en wolof ngir gën a mën a yaatu ñëpp mun si jëriñu ñëpp xam lan mooy la franc-maçonnerie lan mooy le nouvel ordre mondial bi nga xam ni c'est les mouvements sataniques ñoo ko créé pour daaneel diine mettre fi en place loi wu satanique yoo xamante ni ñooy doxal àdduna dooleel caaxaan dooleel ay hommes d'affaires dooleel ay politique dooleel ay musiciens yi nga xam ne ñooy transmettre message yi nga xam ne bëgg nañ ko transmettre ñu koy jaarale ci ay musiciens ñu koy jàllale ci seeni son tey nag ñu intéressé wu ci Dip Doundou Guiss bi nga xamante ne nii fu mu toog nag day weddi ni du franc-maçon mais bu ngeen suivre vidéo bi di ngeen am lu leer que ni Dip Doundou Guiss il fait partie des disciples du Satan maanaam dafa bokk ci ñi nga xam ne dañuy xeexal seytaane ngir ñu mën a imposer wu ngir ñu mën a dooleel seen bopp fii nga xam ne nii mooy Sénégal te di ko jaarale ci ay son di wax ay termes sataniques son bu déglu yaa des termes sataniques mënuñu ko nag jeexal mais dina leen ci jox ay preuves apporter leen ay preuves. Dip Doundou Guiss yan franc-maçon lay liggéeyal ñan la affilié wal ñan lay joobal lan mooy politique am lépp dina leer ci vidéo bi. Dip Doundou Guiss mi ngi engagé wu ak franc-maçon yi en 2014 booy xool année boobu la méngoo sorti mixtape bi ñuy woowee Bës Ni Ki Tey BNT ñoom dañu am mission bi ñuy dox bu dee politicien la ñoom dañuy mettre en place des politiques yoo xam ne dafa correspondre ak li nga xam ne mooy bëgg-bëgg les francs-maçons bu dee artistes yi dañuy utiliser seen musique di ci transmettre ay messages yoo xamante ni message du seytaane la boo xoolee ci mixtape bi design bi rek ça parle parce que boo xoolee c'est un design sombre te boo jëlee c'est les francs-maçons noir dafay symboliser li nga xam ni mooy la régénération maanaam ni ngay formater sa roue li tubaab naan am pour engager wu ak seytaane booy xool couleur bu noir mooy symboliser loolu noonu. boo xoolee titre album bi di BNT dañ ko bind en rouge franc-maçon yi ñëpp xam nañ ni c'est le sacrifice mooy le sang bi nga xam te ni moom la ñuy sacrifier wu après dinañ ci ñëw ci biir ka la ñuy sacrifier wu ak naka lañ koy defee. ñu ñëw aussi ci datu album bi est sorti le 26 septembre 2014 26 septembre coïncidé ak anniversaire u Batolo Joola dara du hasard pour vous dire que les francs-maçons ils ne font rien par hasard lépp lu ñu def dañ ko réfléchir xalaat ko ñëpp xam ne ni Batolo Joola à travers des sources que sacrifice la boo xam ni dañ ko def tey la lu mat ñaari junni nit ñu dee ci dinañ leen leeral 26 septembre bi 2014 bi lan la coïncidé tey boo jëlee 26 septembre 2014 ça te donne 2 plus 6 plus 9 plus 2 plus 1 plus 4 boo ko boolee mu nekk 24 boo ko jëlee jël 2 yi jël 4 yi additionné ko daf lay jox 6 chez les francs-maçons 6 mooy symboliser li nga xamante ni ñoom li ñuy woowee parce que franc-maçons yi ñoom boo xoolee même dans les pays occidentaux yàlla dañ ko méngale comme le chiffre 333 la ñuy symboliser yàlla mais franc-maçons yi pour wane ni ñoom ils sont au-dessus de Dieu maanaam ñoom ñoo gën a kawe yàlla ñoom dañu jël 333 boobu multiplier ko par 2 mu jox leen 666 donc chiffre 6 boobu la plupart des artistes yi nga xam ne nii ils sont affiliés avec les francs-maçons dañuy mettre en avant ce chiffre là pour mën a wane seen appartenance. ma yar lëndëm di xaar ma màgg ni nga leeraaya ma yar lëndëm di xaar ma màgg mu ne fii leeraaya ma yar lëndëm di xaar ma màgg tey ñëpp xam ne ni doomu aadama tey suñu société bu ñu jëlee Sénégal boo fi juddoo la plupart jullit ngay nekk wala chrétien ñaari religion yi lañ fi gën a xam ci religion boobu la lay yar nga juddaale ko mu nekk leer fii li fi di bëgg a expliquer mooy leeraaya ma yar lëndëm di xaar ma màgg maanaam il est né chrétien mais au fil du temps dafa jugee ci leer dem ci lëndëm leer ñëpp xam ne ni mooy la religion li nga xam ne franc-maçon yi bëgguñu ko lëndëm nag du leneen lu dul les francs-maçons. moo tax ma claté sama life si benn doore mi fa moo tax ma claté sama life si benn doore mi fa mu ñëwaat ne moo tax ma claté sama life ci benn doore mi fa maanaam moo tax ma jaay sama dund
ci benn do ré mi fa. Do ré mi fa boo ko déggee ça fait allusion à la musique maanaam les règles de la musique do ré mi fa so. C'est-à-dire que musique bi mi wax ça n'a rien à voir avec la musique classique. C'est-à-dire il parle de la do ré mi fa bi nga xam ni mooy c'est satanique musique bu salte bi nga xam ni am na benn émission bu ñu ko invité sax mu wax musique bu salte lay def. Do ré mi fa bi ça fait allusion à la musique bi nga xamante ni moom la franc-maçon di def moo tax mu naan moo tax ma claté sama live yàq sama dund ci benn xeetu musique boo xamante ni ça fait allusion au Satan. bëri di wax c'est du sale musique instant fu mu toll nii trap musique muy Sénégal muy France fépp foo dem dañuy tàmm def lu ñuy wax sale mooy dañuy wax lu sadique affaire yoo xam ne dañuy waaye raar naa église réeral naa sama chapelet waaye raar naa église réeral naa sama chapelet mu ne waat raar naa église réeral naa sama chapelet xam nga tey ñi ko gëm bu demee ba ci son naan raar naa église réeral naa sama chapelet mooy dematul église am na ci beneen yoon bu mu jël muy yoonu seytaane bi nga xamante ni tënk na ko ba léegi dematul église jaamu yàlla utiliser tul chapelet bi nga xam ne mooy kurus bi nga xam ne ci la daan toog di wéetal boppam digganteem ak boromam. doo ko dóor bal ba mu jàll roppalaan xalaatu fa yegg lu ñuy def xanaa sànni ñaan di ñaan yàlla nangu ñaan yu koy fekk asamaan. ci son wu asamaan ne parle pas pour parler quoi et c'est à l'image des autres artistes yi nga xam ne dañuy liggéeyal franc-maçon yi c'est-à-dire que du ñu wax pour wax lépp lu ñu wax dañ koy décortiquer boo xoolee asamaan si biir son yi boo koy déglu nii doo ci jëlee dara mais boo ko décortiquer au fond da ngay xam ne non ça a quelque chose asamaan boo jëlee titre bi ciel franc-maçon yi ñoom dañ koy symboliser li nga xam ne mooy l'histoire de l'opium maanaam comme li nga xam ne day fa am ay vertus dormitives yi nga xam ne day nelawal doomu aadama tàqaliko ak sagoom donc asamaan si ça fait référence à ça à la couleur bleue bi nga xam ni moom la franc-maçon yi di fait allusion ak li nga xam ne mooy histoire opium bi nga xam ni day tàqaliko doomu aadama ak sagoom ci biir musique bi nag vertus dormitives yooyu noonu maanaam loolu nga xam ne day tàqaliko doomu aadama ak sagoom moom mooy musique bi maanaam ci biir musique bi dañuy utiliser ay termes sataniques maanaam ay mots seytaane di ko jaarale ci seen biir son pour mën a am benn influence bu ñuy def ci bopp ñi nga xam ne nii ñoo leen di déglu. bul xool ci ni ñuy dundee ci suuf ki ñuy gunge ñuy ruux te xam nga juum weesuwul mais ñu li bépp min def di wut ba ñuy mun def li ñu sant fi lekk ñu dugg suñuy bàmmeel man asamaan asamaan. En 2015 Dip génne clip bi nga xam ne mooy dëgg-dëgg mu nekk son boo xamante ni dañ ko tourné ci cimetière ak ay images yoo xamante ni bokkuñu dara li nga xamante ni moom la son bi di wax mooy li ma leen wax sànq les francs-maçons surtout les artistes qui travaillent avec les Illuminati parce que francs-maçons ak Illuminati c'est la même chose hein continuité la c'est les termes qui changent c'est les mêmes mouvements ils ont les mêmes objectifs ils ont la même politique si biir son bi image yi ak vidéo bi lépp day wax maanaam li ci Dip bëgg expliquer mooy nekkatul Dibu avant bi maanaam bii beneen Dip la boo xamante ni nii dee na cimetière la ko defee bi nga xam ne mooy symboliser beneen âme bu bees maanaam beneen Dip bu bees boo xam ça n'a rien à voir ak Dip bi nga xam ne moo nekkoon en 2013-2012 boo xoolee fii mi ngi sol ay verres yu noir yi nga xam ne dafa am ay crâne de mort maanaam yaxu bopp nit bu dee ci franc-maçon yi crâne bii nii li muy symboliser mooy li nga xam ne mooy lañ naan cycle initiatique boo ko déggee ci les francs-maçons mooy période bi ngay dooree maanaam booy soog a dugg ci la franc-maçonnerie mooy symboliser la mort corporelle prélude li ñu naan la mort corporelle prélude maanaam sa dee bu bees bi ngay dee maanaam du jëma aadama bi mooy dee mais beneen doomu aadama maanaam formatage lay formaté ba doon nekkati doomu aadama bi nga doon mooy nekk moom la tubaab di wax naan le cycle initiatique maanaam la mort corporelle prélude de la renaissance à un niveau de vie supérieur et condition du règne de l'esprit ñi nga xam ne dañu gëm l'islam wala diine catholique gëmuñu la règne de l'esprit bi nga xam ne moom la les francs-maçons wax ñun li ñu gëm mooy jaamu yàlla am na yonentu am na Jésus am na mais fii ñoom niveau de vie supérieur bi ñu wax mooy luxe bi lay dig dañ lay dig tekki dañ lay dig succès dañ lay dig alal ñoom loolu lañ tuddee règne de l'esprit verre yi nga xam ne moom la Dip sol am ay bopp nit ku dee les crânes de mort là loolu lay signifier. dafa fekk ñu jub xale buy jaawale dàllam yenn saay mu sol ko mu jub. xool leen bu baax geste bi boo ko gisee c'est le signe du triangle bi képp koo xam ne nii taalibe nga seytaane nga tu fais partie des disciples de Satan des loges maçonniques moo xam muy politiciens artistes yi ak ñi nga xam ne ils sont dans le milieu du cinéma ces signes là la ñuy def boo xoolee Emmanuel Macron bi ñu koy soog a fal geste bu mel ni la def pour gërëm ñi nga xam ne franc-maçon yi nga xam ne ñoo ko fal. You are listening to an HQ production. 18 décembre 2015
Dip Doundou Guiss génnee clip bi ñu woowee cicatrice clip bi mun na ni ci la gën a wax ci la gën a wane appartenance donte duñ ko wax nag duñ ko wax directement mais il parle avec toi dañuy wax ak yow indirectement maanaam ay junj la. cicatrice cicatrice ni Illuminati sama ñaari tànk ci ko pyramide cicatrice cicatrice ni Illuminati sama ñaari tànk ci ko pyramide. fii mu ne ni Illuminati samay ñaari tànk ci kaw pyramide maanaam fii wane na boppam maanaam moom Illuminati la ci la ñaari tànkam teg ko ci kaw pyramide yi. pyramide ñëpp xam ne ni mooy triangle équilatéral bi nga xam ne mooy symboliser les mouvements maçonniques c'est un symbole bi nga xam ne ça remonte à l'Égypte ancienne mu nekk benn genre rite boo xamante ni dafa influencer loge maçonnique yu bëri dañuy def référence à ce signe là pour mën de xàmmee wante seen biir boo xoolee pyramide bi Dip di wax mi ngi ni bët bi mi ngi moo nekk ci kaw bët bi mooy bëtu seytaane bi nga xam ni ñoom jàpp nañ ni àdduna yëpp bët bi la ñu war a xoolee politique boobu la ñuy nekk di dawal ànd ceeg artistes yi politiciens yeeg les hommes d'affaires boo xoolee ci suufu pyramide bi ñu ci bind nouvel ordre mondial mooy bi ma leen expliqué texte bi mun ngeen ko télécharger mi ngi ci suuf description wu vidéo bi ngeen gën ci mën a am lu leer pour formation yi bët bi moom la ñuy wooyee le grand architecte de l'univers maanaam kii war a tabaxaat àdduna parce que ñoom nee nañ àdduna mënul dem tant que diine yaa ngi fi di noot doomu aadama di leen tënk léegi grand architecte bi moo ñëw changer le monde moo tax nag léegi ñi nga xam ne dañu bokk ci ñoom dañuy manifester signe bi maanaam pyramide bi triangle bi bët bi dañ koy war di wane fu ñu toll pour mën a def benn clin d'œil kenn chef bi nga xam ni moom la ñuy jaamu. tey formation yi pour xamal leen ne ñi ngi fépp ñi ngi ci àdduna ñi ngi Sénégal fees bi dell actuellement ils sont à plus de 6000 politiciens yi ñoo ci ëpp mais artistes yi ça ne représente que 10% moo tax instant yi ils veulent mettre l'accent du côté de la musique de telle sorte que dinañ mën a attirer le maximum d'artistes boo xoolee ay boîte de nuit yu bëri ñoo ko moom boîte de nuit bi tudd Baara Mundi bi nekk sur la route de Ngor ñoom ñoo ko moom ay sénégalais ñoo ko gérer mais ñoom ñoo nekk ci ginnaaw salle boobu noonu loge maçonnique bi tudd Harmonia Mundi ñoom moom Harmonia Mundi label c'est un label musical boo xamante ni nii ñoo produire woon album Carlou D bu ngeen suivre la vidéo précédente di ngeen ci am lu leen gën a leer ils sont dans le monde boo xoolee organisation wala structure yi ñu moom yëpp day terminer par Mundi en référence loge maçonnique bi nga xam ne mi ngi en France dans la ville de Lyon yu Édouard Herriot ñu toogaat quelque temps Dip génnee Dip quinzaine 2 fii nag ay sacrifice kese la ci wax si géeju deret la ñu bëgg fay tey waa nu mu gën a xonkee rek si géeju deret la ñu bëgg fay tey waa nu mu gën a xonkee rek fii ci deret lay wax sans pour xamal leen ni que les loges maçonniques ñi nga xam ne ñooy les nouveaux initiés maanaam ci soog a dugg bis bu leen di initier ñoom ñëpp dañuy naan li nga xam ne nii mooy deretu bëy wala deretu xale boo xoolee Sénégal c'est pas pour rien chaque année ay junni xale di réer du ñu xam fu ñu dugg formation yee fi nekk Facebook des ils ont des loges partout sacrifice yi ngay dégg yëpp ñoom la léegi nag bu leen di initier ils boivent du sang d'une chèvre wala ñu naan deretu xale ci cérémonie d'initiation yi Dip Doundou Guiss boo xoolee album bi son mi wala ay clip mi ça parle de sang c'est pas pour rien yeneen artistes yi nga xam ni ils font partie des disciples de Satan les mêmes choses la ñuy def ñooy def les mêmes choses ay deret la ñuy wax ay affaire saleté loolu kese la ñuy wax ci seen biir son pour lëndëmal nit ñi lëndëmal ruu nit ñi nga xam ne ñu ngi leen di déglu ñu bëri aussi duñ poser la question lan moo tax Dip di génne pré album mi tous les 15 jours maanaam Dip avant muy génne album day génne benn produit boo xam ne da koy maye gratuitement quinzaine de jours yi seulement lay génn pour vous dire que ni loolu c'est pas du hasard le chiffre 15 benn chiffre la bu symbolique boo xamante ni nii les loges maçonniques dañ ci tenir vraiment parce que boo xoolee tous les 15 jours la ñuy regroupé wu maanaam fukki fan ak juróom ba fukki fan ak juróom la ñuy regroupé wu en plus les réunions yi nga xam ne moom la ñu organiser fii en Afrique la plupart délégation yi nga xam ne ñoo ci bokk c'est des quinzaines de délégations chiffre 15 bi day ñëwaat foofu noonu su loge sénégalaise yi nga xamante ni ñoom ñëpp dañu tënk ci France dañ leen di départage en quinzaine d'obédience maanaam ay kuréel yoo xam ne la leen dajale yoo xam ne ça yu nombre de 15 donc 15 bi day ñëwaat foofu maanaam Dip c'est pas pour rien les pré-albums yi nga xamante ni moom lay génnee le 15 lay génne boo xoolee premier Dip 15 bi mu génnee ay le 15 jours le 15 lay génnee son yi beneen Dip 2 bi 15 jours ba 15 jours lay génn bi nga xam ne mooy daw instant bii nii tamit 15 ba 15 donc c'est pas pour rien maanaam lépp lu ñuy def dañ koy réfléchir
te dañuy basé wu organisation yi nga xam ne moom la franc-maçon yi organisé ñoom tamit bu ñu def seen musique noonu la ñu organisé wu c'est la même chose c'est-à-dire que fonction yi ñooy changé quoi politiciens yi ñoom dañuy doxee nii artistes yi doxee nii ñeneen ñi nekk ci beneen domaine doxee ne dara du hasard. Youssou Ndour Youssou dere dina senn diggéene si c'est paxu bakken dis la te man de as du ma rey talent kañ nga fay bugg ak suufa seen. ñu doxaat quelque temps Dip génnee clip bi nga xam ne mooy Youssou Ndour mu ne ni clip bi mun naa ni mooy clip boo xamante ni nii dafa ëmb ay mystères yoo xam ñu ci bëri décortiqué wuñ ko. Youssou fii Dip mi ngi yéeg ci kaw morgue la yéeg pour mën a jël cadre bi nii mu nekk loo xam ne saaga la pour képp koo xamante ni jullit nga parce que tey képp ko jullit xam nga lu nit ku dëddu àdduna toll naka la l'islam respecté ki nga xam ne mooy ko dëddu àdduna yow nga am fitu yéeg ci kaw morgue naan da ngay tourner clip te biñ ko invité émission bi nga xam ne mooy quartier général weddiwu ko. da ngeen tourner clip bi ci benn terrasse bu morgue. exactement loolu man dama lay taxawal dama lay arrêté. voilà xam nga lu tax. ba pare ñu àggali. déjà c'est vrai. waaw ba ñuy tourner clip boobu foofu ñu ne. Bakar ak xaalis ne fanaan bul defaat lu aram te amoo ci alal musuma gis malaka bu baax bi maxala duba be jàngal gi ma jàngal. bu ñëwaat fii ne Bakar ak xaalis ñooy fanaan bul defaat lu aram te amoo ci alal moom reconnaître na que ni jaay na ruwam li nga xam ne mooy seytaane lu aram la xam ne ni dafa aram mais daf ko def pour doon ki mu doon tey maanaam ngir am succès yàlla nañu yàlla musal ci seytaane ndax seytaane bu la tënkee day dem ba lay jëfurloo maanaam li olof naan dëmb buy jëfru ngay doon maanaam booy wax sax doo ko tay. Le 25 juillet 2015 Dip organisé benn concert et te concert bi kenn financé wu ko ku dul marque préservatif bi ñuy woowee Kiss question bi ñuy laaj mooy kan moom Kiss. Kiss benn marque la boo xam ne ki ko créé mooy ONG américaine bi ñuy tuddee DKTA benn organisation la boo xamante ni day intervenir ci dëkk yu bëri en Europe en Amérique du Nord en Amérique du Sud plus particulièrement en Afrique actuellement seen politique dañ ko mettre à l'accent fii di continent africain. ONG bi nekk ko moom du ñenn ñu dul franc-maçon yi ñoo moom ONG bi te seen objectif lenn la mooy wàññi njuru doomu aadama yi seen politique dañ ko concentré en Afrique parce que dañu jàpp ne mooy continent bi nga xam ne moo ëpp nit ci àdduna. pour fàttali leen waat nga ni franc-maçon yi benn ci seen objectif yi tamit mooy wàññi population mondiale bi ba mu toll ci 2 milliards parce que moo leen di permettre ñu mën a ñoom atteindre seen objectif parce que nombre bi nu mu gën a néewee ñu mën a attirer ay nit ci li nga xam ne mooy ñoom seen ngëm-ngëm ak seen politique. pour mën a atteindre seen objectif dañuy doole li nga xam ne mooy planification familiale ak di distribuer ay préservatifs yi nga xam ne du ay préservatifs yu baax tey boo demee am na benn dossier bu yaatu bu ci wax maanaam préservatifs yu bëri ñuy indi fii en Afrique c'est pas de bonne qualité préservatif la yoo xamante ni day yoomloo góoru africain yi ba dañuy impuissant. ñu ñëw ci leeral terme Kiss lu muy signifier Kiss mi ngi tekki Kids in Satan's Service en anglais. En français muy signifier enfant au service du Satan nga tekki ko ci olof mu nekk ay ndaw yoo xam ni dañuy xeexal ki nga xam ne mooy seytaane bi ñu ñëwee Sénégal Dip Doundou Guiss mooy artiste bi nga xam ne moom lañ jëkk a collaborer pour mën a réaliser projet bi nga xam ni moom lañ bëgg a def fii ci Afrique moom laa leen expliquer tout à l'heure boo xoolee Kiss seen marque préservatif yi au début nii la meloon ay images yoo xamante ni c'est satanique ay affaire seytaane la ñuy wane comme que Afrique nag bu ñu ñëwee am na nen nu ñu war a adapté wu parce que franc-maçon yi du ay nit yu ndaw ñoo leen composé am na ay communicants yu fa ne am na ay designers lépp loo xalaat ci ay ressources humaines ñoom dañ ko am lépp lu ñuy def dañ koy réfléchir bi ñu ñëw Afrique nag dañu changer design bi boo xoolee couverture bi c'est pas la même chose ay africains la ñu jël def leen seen couverture mais au début couverture bi lii la woon. boo xoolee Illuminati yi les francs-maçons dañu bëgg lépp loo xam ne dafa salte lépp loo xam ne dafa ragallu dafa xoolee Dip bi ñu ko invité sax quartier général mi ngi koy wax dañu bëgg lépp loo xam ne dafa ragallu parce que ñoom ci seytaane la ñuy dox ci seytaane la ñuy liggéeyal ci loolu la ñuy dox moo nekk seen objectif. ñu invité Dip Doundou Guiss émission bi nga xam ne mooy Galsen sur scène di jëpp ko invité ko à la Sen TV bi ñu ko invité weddiwul ni am na ñu nekk ci ginnaawam mais nanguwu leen cité. voilà donc am na ñoo xam ne ñoo nekk sama ginnaaw ñoo ma pousse ba ma egg si fii donc ñu ngi may gën a pousse parce que am nañ benn fierté ci man te fierté boobu mooy tax may gën a job parce que ñoom buñ fierutul si man ça veut dire que dama échoué donc puisque ñooñu ba léegi ñu ngi fii amul leen loo xam ne c'est impossible Yeah, I'm sorry for myself. I'm sorry for myself, no.
Ooh, gotta make it for myself. Oh no, no, they don't love me anymore. Le 4 août 2016 Dip génne clip bi nga xam ne mooy Funérailles vidéo bi nag daanaka ci la wane boppam maanaam mu ne ni bu doon dëmm ñu ne day jëfuru ni moom génn na ci diine chrétienne instant yi nii lëkkaloo nag ñi nga xam ne mooy franc-maçon yi. boo dégloo ci début clip bi mi ngi naan I'm sorry for myself maanaam je suis désolé pour moi nekkatuma ku ma doon bàyyi naa sama diine di am ay genre regret mais regret bi benn ko lal mooy alal bëgg alalu àdduna tekki doon dara loo xamante ni fii lañ koy bàyyi fii ci àdduna. Yeah, I'm sorry for myself. I'm sorry for myself, no, no. Ooh, gotta make it for myself, oh no, no. They don't love me. fii ñi ngi gis Dip bi nga xam ne mooy gëm toog yor kurusam di jaamu ki nga xam ne mooy Yesu Krista. ndax ma mën aw yow fi nga aw mu ñaamuñ ba mënatu ma muñ ndox ronga ñi des si biir ma ronga ñu gën a soxor bul dellu si ñun ñoo lay fekki bu dee. boo gisee fii ñi ngi wane Dip franc-maçon bi nga xam ne mi ngi sol lu noir pare ngir jaayu ruwam ki nga xam ne mooy seytaane. boo xoolee même tenue la sol ci clip bu dëgg-dëgg bi wax naa leen sànq que ni franc-maçon yi bu leen di initier ay yëre yu ñuul la ñuy sol ñoom ñëpp pour pare ngir signer li nga xam ne mooy le pacte avec le diable maanaam xaatim li nga xam ne mooy seen lëkkaloo ak yi nga xam ne mooy seytaane pour nekk ay jaamam ay taalibeem. teew solo all black tout noir represent. wax naa leen sànq que ni les cérémonies d'initiation ñi nga xam ne ñu bees lañ dañuy naan li nga xam ne mooy deretu bëy boo xoolee mi ngi koy wax ci son bi maanaam di wax naan nañ rend bëy ndax bëy dafa am lu bëri lu muy symboliser ci les loges maçonniques boo xoolee même il y a plusieurs images yoo xam ne ça parle de la franc-maçonnerie dañ ciy gis ay images yu bëy. fii Dip bi nga xam ne mooy franc-maçon bi moo dóor Dip bi nga xam ne mooy Dip bu gëm. nga gis fii croix wu Jésus bi mi ngi nekk ci suuf maanaam li muy symboliser mooy seytaane bi moo daaneel Yesu Krista croix wu Jésus Christ bi nekk ci suuf maanaam li muy symboliser mooy seytaane moo prendre le dessus moo jël ndam li ci kanamu Yesu Krista. pour xamal leen ni ci vidéo bi Dip funérailles yi ñuy wax ça n'a rien à voir ak funérailles yi nga xam ne moom la ñuy faral di gis. fii day wax ci maanaam deewu ruwam maanaam ruu bi nga xamante ne ni moo gëmoon moo topp diine topp recommandation de la Bible du ruu boobu noonu moo dee te ki ko remplacé mooy beneen Dip boo xamante ni nii lenn mooy objectif am topp yoonu seytaane topp ci ay ndigalam di dox ci li nga xamante ni ni mooy permettre seytaane réussir li nga xam ne mooy mission muy réeral doomu aadama yi yóbbu leen fi nga xam ne mooy l'enfer muy safar. boo xoolee Dip bi nga xam ne moo gëmoon mi ngi ci biir kàmm gi ñu fas yéene kaa suul ki koy suul du kenn ku dul Dip bi nga xam ne pare na ki vendre son âme au diable maam pare pour jaay ruwam ki nga xam ne mooy seytaane pour am li nga xam ne mooy teraanga àdduna. yàlla buur mooma laay yàlla buur mooma laay yàlla buur mooma laay yàlla buur mooma laay. en plus ñu gis ni Dip même buy def ay interview am day wax beaucoup ci les rappeurs yi nga xam ne ñoom ils ont des alliances avec des francs-maçons. boo jëlee exemple benn artiste bu mel comme Booba Sénégal bu nekk France n'est-ce pas moom musique am dafa tàmm di def genre affaire boobu loolu la jeunes yi yu bëri di wax c'est du sale musique instant fu mu toll nii trap musique muy Sénégal muy France fépp foo dem dañuy tàmm def lu ñuy wax sale mooy dañuy wax lu sadique affaire yoo xam ne dañuy fii mi ngi wax ci Booba ñëpp xam nañ ni Booba c'est un illuminati te moom sax mosul weddi loolu même ci compte Instagram am à chaque fois day def ay publications yoo xam ni ça fait référence à la franc-maçonnerie aux illuminati maanaam moom dem na ba ay références am sax ci rap c'est des artistes yi nga xamante ni ay seytaane dañuy jaam. le 4 novembre 2016 Dip génnee album bi nga xam ne mooy TLK album bi nag dafa ëmb li nga xam ne mooy ay secret yu bëri
boo xoolee fii K bi nga xam ni moo nekk ci titre album bi di TLK dañ ko bind ak ñaari triangle ñi def les mathématiques xam nañ ni le triangle dafa am correspondance maanaam dafa lié wu ak li nga xam ne mooy chiffre 3 Illuminati yi 3 boobu noonu day représenter l'âge de l'apprenti et les 3 coups frappés à la porte du temple pour en demander l'entrée maanaam ñetti at yi nga xamante ni nii moom la ki nga xam ne day soog a dugg ci loge yi di toroxlu ak ñetti fëgg yi nga xam ne da koy fëgg ci buntu bi nga xamante ni mooy loge maçonnique yi ngir ñu may ko autoriser ko na ko yow kat taalibe nga maanaam jaamu seytaane nga boo xam ne matal nga. ci albumu TLK bi 6e morceau bi mi ngi tudd bët 6 comme symbole bi nga xamante ni nii moom la seytaane yi maanaam 6 bi nga xam ne ñoom jàpp nañ ni moo gën a kawe yàlla maanaam ñoom dañu bëgg a am maqaama yàlla maanaam romb yàlla jël place yàlla bët bi nga xam ne moom la ñu woowee l'œil omniscient maanaam bët bi nga xam ni mooy surveiller li nga xam ni mooy doxalinu nouvel ordre mondial maanaam politique bi nga xam ne moom la franc-maçon yi teg ngir mën a dominer àdduna. avenir lañ demoon a jëlee ci yoonu clochard avenir lañ demoon a jëlee ci yoonu clochard avenir lañ demoon a jëlee ci yoonu clochard. mu ne fii avenir lañ demoon jëli ci yoonu gauche tey muy religion catholique wala religion musulmane yoonu gauche mooy yoon bi nga xam ne mooy jëm seytaane maanaam leer na. moo tax ma weddi sama course ak sama chrono maanaam course boobu ça fait référence mooy chapelet bi mu jëloon booy xool ci clip bu funérailles bi chapelet bi mu yoroon diib Satan bi fekk ko fa dóor ko course boobu lay defee moo tax ma weddi sama course maanaam gëmatul Yeesu Krista li mu gëm mooy yoonu seytaane di dox ci ay ndigalam. bi dafa yomboon ñun ñoo ci sotti ci njeex njaago bi mooy boss bi pourtant musuma si jeex du ma lekk ku suurul parce que dama xiif ndeex naa def lu ëpp. ci clip bu Tema Nafi nekk 15e titre album bi muy wane deret ay sacrifice ak bët bi nga xamante ni nii bépp artiste boo xam ni da ngay liggéey ak li nga xam ne mooy les francs-maçons moom ngay wane ci say photo say clip say image ci lépp pour mën di consacrer wu ki nga gëm maanaam seytaane bi nga gëm bi nga xam ne moom ngay jaamu. mu ñëwaat ni may sa caabi kaso. pour xamal leen ni franc-maçon yi dañu jàppee religion maanaam dañu jàppee diine comme kaso ndax diine moo lay wax naan bul mooy yàlla diine moo lay wax naan bul def li boo ko defee nañ la bindal bàkkaar diine moo la naan bàyyi li bu weeru koor jotee wooral bu karam jotee wooral diine nag loolu lépp diine daf ko def pour noot doomu aadama maanaam ñoom franc-maçon yi dañ ne àdduna mooy àjjana yàlla daf ñuy nax dañu gëmloo ni fii du àjjana alors que fii mooy àjjana bi leneen li ay naxee mbaay la moo tax fii mu ne man maay sa caabi kaso franc-maçon yi bu ñu amee ay disciples bu ñuy changer seen mentalité naan ñoom ñoo yor caabi kaso maanaam ñoom fi ñu nekkoon àdduna bi ñu nekkoon kaso la ñoom ñoo yor caabi bi nga xam ne mooy ibbi buntu bi nga xam ni moo leen di dugal li nga xam ne mooy àjjana bi leen di dig alors que du dara du àjjana bés penc la après bu ñu séddalee téere yi te fii nga ko mën a liggéey fii ci àdduna moo tax artistes yi ci bokk yëpp ay wax seytaane la ñuy wax moo tax boo xoolee ci diine l'islam ci ustaas yi nga dem ci prêtre yi dañuy aaye ñi nga xam ne ñooy aji ngëm yi ñu leen ñuy déglu musique parce que lii lañ ci doon séntu xamoon na ne àdduna da toll foo xamante ni ñii di seytaane dina dugg ci industrie musicale bi influencé ñi nga xam ne ñoo ci nekk ba ñi leen di déglu da leen di influencé moo tax seen musique dafa grave boo déglu seen musique doo mën a résister c'est la même chose avec les musiques américaines c'est la même chose ak artistes yi nga xam ne ñi ngi fi di liggéey seytaane seen musique dafa am benn affaire bu ci nekk boo xam te ni du dara lu dul waxi seytaan yi nga xam dañ koy wax mooy attirer doomu aadama yi moo leen di lëndëmal seen ruu yi ba duñu tal a jaamu yàlla duñu tal leneen jullit ñi ñoom ci alxuraan la ñuy tënku catholique yi ñoom ci bible bi la ñuy tënku ñoom dafa am ay mots satanique moom la leen di jàngal ci loge yi ñu nekk léegi yooyu noonu la ñuy transmettre seeni son boo xoolee ci vidéo Jay-Z bi Jay-Z mi ngi wax lu mel noonu. You know, so it's like a mumbling effect. And Rain Man, he was always mumbling all these numbers, rattling off these amazing numbers. And he was like, I guess. fii Jay-Z li mu bëgg a wax mooy du moom mooy wax maanaam moom buy bind ay son du moom mooy wax mais dafa am leneen loo xam ne moo koy wax loo li muy wax ñoom ñu ngi koy tuddee le Rain Man bu seytaane la même appellation yi la mooy ki nga xam ne dafa bëgg a toog place yàlla moom jàpp na ni moo sut yàlla boo xool termes yi ñuy wax yëpp foofu lañ koy jëlee mooy termes yi ngay dégg ay ak ñemera yi ñeme dee c'est des termes yoo xam ne dañ koy wax yoo xam ne day attirer nit ki alors que ñi ngay déglu sax ñoom duñ ci bàyyi xel di wax nit ñi nañuy déglu son yi nañu bañ a topp musique bi rek mais nañuy déglu son yi li nit ñi di wax leneen la ñuy wax te bu leen invité télé wala rajo duñ ko nangu leeral fexe ba invité loolu noonu bañ ko tudd. bu rap toujours rek fexeel ba am comme li Jay-Z am bu rap toujours rek fexeel ba am comme li Jay-Z am bu rap toujours rek fexeel ba am comme li Jay-Z am. mu ne bu rap toujours rek amal li Jay-Z am ñëpp xam ne ni Jay-Z du royukaay bu dee yow jullit nga wala catholique nga xam nga ni Jay-Z du royukaay parce que moom wax na ni clairement que ni dafa jaay ruwam ngir doon di mu doon tey. benn la ma may man ma wut yeneen deux cerveaux benn la ma may man ma wut yeneen deux cerveaux benn la ma may man ma wut yeneen deux cerveaux.
mu ne waat fii yàlla benn la ma jox ma wut 2 cerveaux dañuy wëlbati seen xel gëmloo leen ni lan leen gëmloo depuis bi nga juddoo léegi du dëgg moo tax mu naan fii yàlla benn la ma jox ma wut 2 cerveaux benn cerveau bi du leen lu dul xel mi nga xam ne moom leen seytaane yi di jàngal leen dañ koy wax seen biir son yi. parce que loolu moo gën loolu moo gën ma nigga loolu moo gën parce que loolu moo gën. boo xoolee ci clip bi loolu moo gën t-shirt bi mu sol dafa am triangle satanique booy gis ci diamant bi booy xool symbole yi mel ni la ñuy gis ci artistes yëpp moo xam les américains moo xam les canadiens wala les artistes français yi nga xam ni dañu allié wu ak les francs-maçons diamant yi nga xam ni dafa am les signes triangulaires là yi nga xam ne nii ça montre la pyramide moom la ñuy wane nii boo xoolee c'est le même signe ngay gis ci logo labelu Jay-Z bi Roc Nation artiste boo gis mu koy def wala di ko mettre en avant xamoon ni c'est un franc-maçon il travaille avec les Illuminati. Oui, ok. Man dama la bëgg ci sama xol te dama la bëgg ba xaaju ko sama xol wéy naa la parole yaa ngi ci sama xol gis naa la ba ma xool ci sama xol. Don't try. ci clip bu woon naa gi mu ñëwaat wane vulgarité quoi ndax tey ñëpp xam ne ni Afrique wala Sénégal on a des réalités yoo xam ñu bëri duñ ko nangoo def suñuy clip te tey boo xoolee les francs-maçons ñoom noonu la ñuy doxee artistes yi bokk yëpp ñoom da leen di exiger ñuy wane ay sangara dorog ay jigéen yu futteeku yëpp dañ koy wane seen vidéo yoo xamante ni dëppwul ak dara diine parce que tey boo jëlee alhajab 33e suratu li nga xam ne mooy alxuraan dañ naan jigéen dafa war a sol li nga xam ne dafa jot day muur cëram nga dem ci les versets parallèles de la Bible yàlla mi ngi naan je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie maanaam jigéen ñi dañu war a sol lu jot lu yiw loo xamante ni nii dina leen jox cër jox leen gëdd. am naa gënt bu bees pare naa samay laafa ngi li ma defoon naka baax. bu ñëwee ci clip bu laaf yi tamit c'est la même chose laaf c'est l'aile le cloche ailé c'est un terme boo xam ne ni les satans utilisent quoi maanaam ñoom pour ñoom c'est le symbole de l'âme perfectionnée symbole de l'âme perfectionnée boo ko tekkee ci olof mooy li nga xam ne mooy mandargaal ruu bi nga xam ne nii dañ ko yeesalaat ruu bu ñu yeesalaat moom du dara lu dul nekkoon ci diine boo xam ne gëm nga ko demaat ci beneen diine boo xam ne yàq nañ sa xel gëmloo ne lii mooy li baax boo xoolee fii ñu ngi fi bindi meet on level et pas to pont de square boo ko tekkee en français ki signifie se rencontrer au niveau et part sur le carré boobu noonu boo ko déggee mooy la rencontre des 2 triangles maanaam la rencontre des 2 triangles mooy triangle bi nga xamante ni nii moom nga gisoon ci albumu TLK bi maanaam K bi nekk ci TLK bi boo xoolee ñaari triangle yooyu boo ko boolee moo la jax carré bi nga xam ne mooy signifier laaf bi nga xam ne moom la franc-maçon yi décrire. mu ne waat néew biir reptile ñëpp xam ni Dip deewul mi ngi dund mais néew biir reptile boo ko déggee mooy agneau du sacrifice maanaam moom la ñu sacrifier mooy sacrifice u label bi ngir mun a yegg foo xamante ni ñoom mooy seen objectif quoi. fii boo dégloo mi ngi prouver li nga xam ne mooy xaalis bu salde maanaam moom xaalis bu salde mun nga ci am lu ne quoi maanaam pour wax jeunes yi nga xam ne ñu ngi koy déglu mun nga am xaalis bu salde noo ko amee baax na l'essentiel xaalis bu salde boo ko amee mun nga ci jënd kër mun nga ci jënd oto mun nga ci lekk lépp alors que ni loolu ça n'a rien à voir avec diine def la naan lépp loo xam ne da nga koy lekk wala nga koy jëfandikoo wala nga koy jox sa njaboot wala nga koy maye na doon alal bu lew boo xam ne da nga ko liggéey moom mu ñëw ci son bi ne xaalis bu salde day jënd lu lew day jënd lu baax day jënd lu rafet. mu ne waat tux ci lëndëm ak leer du ma bett tux ci lëndëm ak leer loolu leer na maanaam boo ko déggee mooy ci leer la jógee woon jëm ci lëndëm leer bi mooy diine bi nga xam ne ci nga tënk mooy leer bi lëndëm bi mooy seytaane. jëm ju tedd ji du feeñ ñun ñoo sol veeru iblis dëgg jëm ju tedd ji du feeñ ñun ñoo sol veeru iblis dëgg jëm ju tedd ji du feeñ ñun ñoo sol veeru iblis dëgg. fii yaakaar naa ne ñu bëri dégluñu ko fii Dip dafa saaga ki nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñëpp xam nañ ni jëmu ju sell gi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi mu ne jëmu ju leer gi du feeñ ñu ñoo sol veeru iblis maanaam yonent bu tedd bi nga xam ne moom la ñuy woowee jëmu ju leer gi lépp lu mu fi jàngale lépp loo xamante ni wàccee na ko comme que ni yàlla moo ko yónnee dara du ci feeñ parce que ñu ñoo sol veeru iblis maanaam sol nañu lu netu seytaane ba lépp loo xam ne yonent bi wax na ko jàngale na ko ñun duñ ko gis on s'en fout.
ñoom ñooy taalibe seytaane yi nga xam ne ñooy lëndëmal li nga xam ne moom la yonent bi jàngale li nga xamante ni yàllaa ko yónnee ngir mu transmettre ko ñi nga xam ne mooy jaame. mu ñëwaat ne Mayweather mënul lire ñi nga xam ne dañuy déglu rap xam nañ lan mooy métaphore mooy nga wax lii alors que leneen nga bëgg a wax fii Mayweather ñëpp xam nañ ni boxeur la c'est un boxeur américain mais fii Dip waxul ak Mayweather boo déggee dafa ne Mayweather mënul lire xam nga terme boobu amul sens ci son bi mais li mu bëgg a wax mooy Mayweather fii day remplacer Mohamed parce que fii dafa ñëw ne jëmm ju leer gi mënul feeñ ñu ñoo sol veeru Iblis fii Mayweather ça fait référence à Mohamed parce que boo xoolee Mayweather le boxeur dañ koy comparer aux États-Unis ak Mohamed Ali l'ancien boxeur bi nga xam ne dafa génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm léegi Mayweather dem na ba niñ koy wooyee Mohamed Ali numéro 2 maanaam moom mooy Mohamed Ali numéro 2 moom mooy successeur Mohamed Ali léegi Mayweather bi mu tudd fii ça fait référence à Mohamed bu tedd mi sallallahu alayhi wa sallam maanaam Mayweather mënul lire tey boo jàngul yaa nga dégg ñu naan Jibril bi mu wàccee dafa ne yonent bi iqra yonent bi ne ko mënuma lire maanaam fii ça fait référence à yonent bi comme quoi que Mayweather mënul lire maanaam Mohamed mënul lire maanaam ku mënul lire naka nga ko mën a gëmee boo demee ci seen logement loolu la leen di jàngal dañ leen di gëmloo ni Jésus du dara Mohamed du dara mënu lire loolu lay expliqué fii naan Mayweather mënul lire. fii Dip Doundou Guiss mi ngi sol benn t-shirt ñu def ci panthère noire booy xool même animal ngay gis ci Michael Jackson ci clipam bi panthère noire bi nga ciy gis ñëpp xam ne ni Michael Jackson il a été possédé par les Illuminati benn moment bi mu demee ba génn ci ne da ciy génn tuub nekk jullit ba génnee benn son boo xam ne ñoom américain dañ koy weddi alors que dëkk la si dañ ko rey parce que dafa génn ci loge boobu noonu panthère boobu noonu clip bi mi ngi feeñ ci clip bu Michael Jackson bu yàgg bi nga xam ne boobu il faisait partie des Illuminati moom la Dip sol ci clip bi bête noire bi li muy symboliser mooy lëndëm maanaam c'est un animal boo xamante nii dafa mën a dox ci lëndëm dafa mën a làqatu dafa am benn pouvoir boo xoolee dafa am lu toll ci 10 cornes bu ci nekk dafa composé 10 jarem yoo xamante nii c'est des signes yoo xamante nii li muy symboliser mooy doole ak li nga xam ne mooy nguuru te ñëpp xam ne ni formation yi loolu mooy seen objectif maanaam am doole gën a nguuru gën a imposer seen loi ñi nga xam ne mooy àdduna boo xoolee ñëpp ñu nga xam ne c'est des artistes yi nga xam ne dañuy liggéey ak franc-maçon yi signes yi la ñuy def pour mën a nax nit ñi pour mën a transmettre seen message pour mën a influencer ñi nga xam ne ñoo leen di seetaan wala ñoo leen di déglu. tey la sama life pour sauver sama roue tey la sama life pour sauver sama roue tey la sama life pour sauver sama roue. mu ne tey la sama life pour sauver sama roue lii yaakaar naa ne ku mu doyul dara dootoo ko dégg de. tayle sama life pour sauver sama roue dama tayle sama life maanaam jaay li nga xamante ni nii mooy sama dund ngir mën a sauver sama roue maanaam defaraat sama àdduna neexal sama àdduna maanaam am alal tekki am xaalis loo xamante ni nii fii laa yam àdduna doo ko fa yóbbaale yow ma xiyam. buddi dunki samay laaf fu mën crever say roue buddi dunki samay laaf fu mën crever say roue buddi dunki samay laaf fu mën crever say roue. mu ne waat buddi dunq sama laa pour mën a creuser seen roue du lenn lu dul influencer nit ñi maanaam formater xelu nit ñi comme ñoom ni ñu formater seen xel yi pour mën a influencer yi nga xam ne ñoo leen di déglu ci parole satanique maanaam waxi seytaane yi nga xam ne moom la ñuy jàllale seen biir son yi. ci clipam NLMD bi maanaam ni la mën a demee. mu ne sa yàllaa war a tëx maanaam yàlla xam nga doomu aadama bu demee bay attaqué yàlla mooy yegg na quoi maanaam sa yàllaa war a tëx maanaam yàlla bi ñu naan mooy surveiller fépp lu waaye def moo lay surveiller yàlla boobu sax mënul dégg ba naan day surveiller kenn. mawti dina mujj dee. mu ne waat mawti dina mës a dee xam nga malaakal mawti buy ñëw di jël si ruuwu doomu aadama nga dem mawti dina mës a dee xam nga loolu c'est des propos sataniques parce que tey loolu mooy gëmatoo dee parce que ñoom artistes yi nga xam ni ak disciples képp koo xam ni tu fais partie des loges maçonniques dañ lay gëmloo ni dee amul dee dañ ko créé nii rek mais amul c'est des choses qu'on a créées mais qui n'existent pas moo tax ñoom dañuy naagu bu ñu nekkee ci àdduna dañuy naagu da leen di dig oto diggeen xale yi jigéen ñi dig leen lu ne dig leen luxe xam loo leen àjjana bi fii la moo tax boo déggee ci so mi ngi naan mawti dina mës a dee. rakk wóolu sa xarit yi ba si nga xam ne safara ma dàkk fii rakk wóolu sa xarit yi ba si nga xam ne safara ma dàkk fii rakk wóolu sa xarit yi ba si nga xam ne safara ma dàkk fii. mu ñëwaat ne bés di nga xam ne safara moo gën a neex fii
safara ñëpp xam ne neexul mais boo xoolee ci son bi def naa rakk wóolu sa xarit yi mooy toppal di wóolu ñi nga xamante ne nii ñoo la naan yàlla nangam bés di nga xam ne safara moo gën a neex fii maanaam yéen safara bi leen di gëmloo ni mooy àdduna fi nga war a xeexee pour liggéey àjjana ëllëg non fii mooy àjjana bi moo tax mu naan rakk wóolu sa xarit yi bés di nga xam ne safara moo gën a neex fii. mën nañ mën a joxeel sa xol ma joxe sama ru mën nañ mën a joxeel sa xol ma joxe sama ru mën nañ mën a joxeel sa xol ma joxe sama ru jaamu nga kañ nga jubóol ak yàlla ki bliis nga kañ nga jubóol ak yàlla ki bliis nga kañ nga jubóol ak yàlla ki bliis à la fin mu ne kañ ngay jubóole ak yàlla iblis maanaam wax yi franco lay rek je pense que ni yàlla ak iblis lu ñu sekk mooy iblis ñaan na ko ni yàlla wàcce ma àdduna ma am morom ëllëg bis bu ñuy séddale téere yi safara du ma fa wét yàlla accordé ko loolu parce que iblis jaamu na li muy jaamu yàlla lenn la am mooy nekk ak doomu aadama yi fii ci àdduna bëgg morom maanaam bis bu ñu demee yomal xiyaam seytaane am ñoo xam ne dinañ ko fa wétali donc yàlla dara jotewul ko iblis lu dul kër gi yomal xiyaam yàlla lakk ko ci safara gi ñoom ñi nga xam ne c'est des artistes yi nga xam ne ñoom ils ont préféré vendre leur âme au diable maanaam jaay seen ruux ngir alalu àdduna ñoom ñoo am fitu toog naan kañ ngay jubaleek yàlla ak iblis ñëpp xam ne safara la jëm ñoom ñi nga xam ne c'est les artistes yi nga xam ne dañu topp seytaane yi safara lañ jëm buñ ci deewee bu ñu tuubul donc li leen di ñaan mooy il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir quoi alalu àdduna neex na lool mais na nga ko ñàkk mu leew la na nga ko amee ci loo xamante ni dara du dox sa diggante ak sa morom on a rien avec benn artiste mais lu ñu bëgg a xamal rek mooy jeunes yi nañu bañ lépp lu ñëw rek yóbbaale leen artistes yi parole yi ñuy wax nañ koy décortiquer di xam lii lan la animateurs yi bu ñu invité artiste nañ ko wax titre bi lan nga ci wax couplet bi lan nga ci wax refrain bi lan nga bëgg a wax artiste bi di ko toj benn par benn parce que sinon dañuy continuer seen musique ñuy véhiculer des messages sataniques yoo xam ne ça influence la jeunesse te loolu moo fi bëri léegi am na benn lien ci suuf di ngeen ko suivre am na benn franc-maçon bi fi ñëwoon Sénégal at yi weesu di wax mbirum franc-maçon yi fii ci Sénégal instant leen intéressé mooy récupérer jeunes yi donc li ñuy wax jeunes yi nañu gën a gëm nañu topp daayra yi chrétiens yi nañu dem ci église yi nañu topp seen diine di lire bible bi di lire alxuraan bi xam lan la yàlla wax gën a jege yàlla artistes yi nga xam ne dañu lëkkaloog seytaane ñu mën di leen moytu parce que seeni musique da leen di influencer donc message bi loolu la y avait rien de méchant message bi la ñu bëggoon rek càllale nit ñi xam yenn artistes yi nga xam ne fu ñu toog dañuy weddi ni duñu ay franc-maçon lañ seytaane la ñuy liggéey seen mission sur terre lu leen lu dul lëndëmu ruu yi xirtal doomu aadama yi ci mooy yàlla bés bu ne gëmloo leen ni yomal xiyam amul bés penc amul dekk bi ñuy wax amul yooyu yëpp c'est des choses qui sont inventées par les prophètes pour mun a nelawal doomu aadama yi àjjana gi fii àdduna la loolu la ñuy def seen xel alors que loolu lépp dara ci dëgg doomu aadama pour mu dund àjjana fii la koy liggéeyee fii ci àdduna ngir ëllëg yàlla mën ko fay yomal xiyam les francs-maçons seen objectif mooy noot doomu aadama rey diine yëpp ba ñoom ñoo fi toog régner te ñëpp xam ne ni àdduna fi dara yàggu fi génération bi juddu dans les années 90 dans les années 2000 ñooñu kenn mënu ci dund tey 85 ans mënul nekk donc diir bu yàgg bi nga xam ne yaa ngi koy toog ci àdduna nañ ci profité liggéey ba ëllëg boo demee bu ñu séddalee téere yi doo am looy tiit seytaane àddunaam dundam du lenn du noot doomu aadama taxalikook suñu borom mu topp nosu bakkanam donc message boobu la ñuy lancé ñi ngi di gërëm di leen sant di leen jox dig daje beneen yoon beneen vidéo ak beneen nit parce que on s'intéresse au Sénégalais ñun lu ñu intéressé rek la ñuy wax Sénégal la ñuy wax parce que moo ñu concerné parce que instant yi ça va de mal en pire comme ni ko tubaab di waxee jërëjëf ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam